asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi ñu del siwaat ci seen ñetteel bu xaaj ci loolee ñu duppee pencum diisoo bi ñeel ñaninginfo.com waaye ñu duppee ko lii riir ci ñaning loolee nag ginnaaw tànne fu dogalu borom bi ci xaaj bu njëkk ci kàddu ëtt bi ñu ngi dellu di yeesal njaal ci mboolem umma islamique bi nekk ci diwaanu Sénégal ci làqu kii di Serigne Bassirou Diagne Mariam Diop mi grand Serigne de Dakar waaye tamit di jaareel suñu nijaay ji nga xamante ne moo di Xaar Diagne yàlla jëlee ko fële ci réewum Italie yàlla na ko suuf sedde waaye suñu sœur bi nga xamante ne tamit magam làqoon na fële ca diwaanu Tëngéej di Aju Diop ñu leen di jaal waaye suñu bokk chrétiens yi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi wërngal këpp mbokk yi ñu dellu di leen sargal ci bés bu màgg bi nga xamante ne ci lañ di seen njeextel carême waaye di leen sargal di dalal seen pape bi nga xamante ne itamit mooy pape François te ci jamono yi weesu ñu tabb ko mu nekk ci boppu église bi mbokk yi jërë ngeen jëf ñetteel bi xaaj li liir ci ñaninginfo.com fas yéeni fee dalal tey nag kenn ci jëwriñ yi nga xamante ne moom la ñu takkal ndomba tànk muy saytu ak yelleef lépp lu dem ci wàllu aada ak cosaan ci diwaanu communauté rurale bu Malicounda doomu warang la di uyoo ci turu Pape Bassène Pape Bassène asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam maa ngi nuyu waa mbokk jëriñ yëpp di jiital si nuyu bi chef de village di si teg imam yi notable yi di leen nuyu yéen di leen sant aussi si seen jëfin bi rafet bi ngeen def di fexe ba ñuy séddoo lu ñëpp war a xam nag lu rafet la aussi di ndokkale comme ni nga ko waxee suñu mbokk chrétiens yi nga xam ne tey ak suba ñu ngi si ay fête Pâques den aussi tamit ndokk la di leen ñaanal seen pape bu bees bi ñu fi taxaw tey mu nekk pape boo xam ni lu leen jig la lu fépp luñ bëgg seen diine bi egg fa mu mën ko fa eggali waaw. jërëjëf mbokk yi ñu dellu fàttali leen rek ñi nga xamante ne ñoo nekk à travers le monde via internet mën nañu seetaan ginnaaw bi nga xamante ne gëstu nañu site bi di ñaninginfo.com mbir mi door Pape Bassène yow itamit nga bokk ci kàngam yi nga xamante ne yéen a uuf lépp loo xamante ne kiiraay la ci communauté rurale bu Malicounda nga nekk nag ki ñu jox li nga xamante ne mooy wàllu aada ak cosaan nga di ko saytu ci ñaar fukki dëkk yeeg ñaar yi nga xamante ne ñoo la communauté rurale bi boole jaboote Pape laata ñu yegg ci tomb boobu ndax mën nañu xam kan mooy Pape Bassène. waaw wax sama bopp nag day xaw a jafe. mais man comme ni nga ko waxee rek Pape Bassène moom mi ngi juddoo Dakar. nekk Joola Casaste yaroo diggante Warang ak Diourbel fu mu nekk nii maa ngi Warang nekk aussi conseiller comme ni nga ko waxee conseil rural Malicounda ma nekk fa conseiller yore commission bi ñuy wax culture waaw. wàllu aada ak cosaan wàllu aada ak cosaan. jërëjëf loolu nag Pape mu war a nekk taxawaay boo xamante ne askan wi yëpp dañ cee war a gis sa bopp njëkk ñuy dem ci say jéego ndax mën ngaa firil askan wi ki yore wàllu culture lan moo war a nekk taxawaayam ci communauté rurale bi. waaw kii yore wàllu culture ci communauté rurale bi man sam xalaat moom mooy njëkk jàppale acteurs culturels yi yëngatu ci culture yi nga jàppale leen ba li ñu yaakaar ba ci yëngatu. ñu am ko beneen bi ngay def ay ndaje culturel ndaje yooyu dina tax ñoom ñu xamante dina tax aussi jot ñu séddoo wàcc te ay xalaat mën na ko mën sa yokk donc ñaar yooyu booy xool moom mooy suñu lu gën a rëy suñu objectif maanaam li ñuy jël encadré ñuy def culture après créer ay cadres yoo xam ne day am échange ñooñu ku nekk day def nga nekk mais am ay ndaje yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy ñëw ku nekk xalaat ñu waxtaan ñu weccoo ku nekk suba boo demee nga mën a yokk si li nga doon def loolu mooy suñu mbëbët ci culture bi. loolu moo nekk seen mbëbët jërëjëf Pape ni ko nit ñi di seetaane noonu ngeen koy déggee waaye yitte askan wi nag la ñuy dugg ci jamono ji ndax mbir moomee nga xamante ne moom nga yore dafa nekk loo xamante ne dafa sensible ñaar fukki dëkk ak ñaar war cee gis seen bopp Pape yan pexe ngay ay feem ngay jël ba loolee nga mun koo yembal ndax itamit am nga yaakaar ne population bi mu concerné am nañ satisfaction. am satisfaction moom dina xaw a jafe. Ça dépend xam nga satisfaction bi ça dépend si kii acteur bi waaw satisfaction bu njëkk am mooy satisfaction morale parce que bu fekkee dañ koy xaar si xaalis rek appui financier si xaalis day métti parce que li ñuy jot benn acteur rek boo ko joxoon du ko doy li ñuy jot lépp nga jox ko kenn rek du ko doy parce que xam ngeen culture comme ni nga ko waxee dafa di loo xam ni dafa am solo lool soo si bëggee def ay affaires yu rëy aussi dafay laaj ay moyens yu rëy amul dara lu tuuti si culture objet culture amul dara lu si tuuti du fekkee da ngay xaar moyens yi nag pour
pour mën a dem day métti mais damay rafetlu groupe yi nekk fii nii yoo xam dañuy dem si li ñu am dem ba ku ñëw ne leen jaajëf dara la appui la ku ñëw ne leen am ñaar dërëm yi dañoo am 15 bi am 15 bële ñu dem si parce que da di loo xam ne dañu ko gëm ñoom soo leen jàppalee ñu dem soo leen jàppalee dañuy dem jéem donc loolu satisfaction boo ngeen di am rek mooy satisfaction morale man nag man maa ngi siy jéem li ma man mais il faut que ñu xam ne aussi culture bi luy jafe bi mooy ñun ñëpp xamaguñu tolluwaayu culture maanaam xamuñu importance bi pour nga défendre ko yeneen ñi dañuy yaakaar ni culture ay affaire foo la ay affaire fecc la amul solo daal pour nga défendre ko il faut que nga daje ñoo xam ni am nañu benn culture ñoom waaye culture am nañu benn gis-gis benn yëg-yëg nga ko défendre day yomb mais exeguñu foofu aussi exeguñu si comité la exeguñu ba ñëpp mën a xam am na ñu ko xam nag ba ñëpp mën a xam ne lii war nañ ci mën dugal ay millions mu doon suñu intérêt parce que bu dul culture dara du am. jërëjëf du mën a yomb waaye nag teewul akus néew am na ñoo xamante ne ay doomi diiwaan bi lañu jëmmal nañu seen taxawaay lépp ci wàllu aada ak cosaan su ma jëlee exemple groupe théâtral bi nga xamante ne mu nga féete fële ca diwaan Warang et ñooñu tamit dañu war a gis seen bopp ci loolu waaye dafa am njàmbat boo xamante ne dafa fës ci ñiy yëngu ci wàllu aada ak cosaan njëkk ci man ndax am na nag ci seen jiba communauté rurale loo xamante ne dañ ko wàlli à part muy jariñ ak seen i jéego lu mu néew ndax yeggaguñu ca ñëpp xam ne lii mooy dooley culture waaye teewul am na lu leen di jébal culture ko bi moom ko mais ñi ko moom dañ koy jàmbat parce que du ñëw à temps naam te itamit bu ñëwee du yembal seen i soxla te yéen a waroon a taxawaay boobu ñoom ñuy taxaw jàngat boobu nan ngay indi ba ñoom ñu am vraiment compréhension bu waral ne lii moo indi rëq-rëq yooyu. nga culture. dama lay wax ni bëri ñu may seraan dama lay wax ñu ñuy am si at bi. culture xam nga ñaata lañu am pour culture at bi. 1 million. 1 million. fonctionnement 1 million lañ ñuy jox. pour fonctionnement te 1 million yi mooy 1 million fonds de dotation. commission culturelle war ko fonctionner. 1 million yi bu ñu ñëwee xam nga mooy def képp ku nekk si culture di si yëngatu. moo jox ñuy 50 000 jox ñuy 100 000 kankurang ñëw ma jox leen 50 000. mooy ñëw million bi mu ko joxee bu yëngutul dama ko jox parce que du ma gisee ni peccax mi ngi yëngatu moom ma du ko jox ñaar fukki junni dama ko koy jox yow nag bu fekkee da nga nekk fii amoo benn programme boo mu proposé mënuma la parce que dafa néew 1 million nga jox ko peccax rek moom mu jeex nga jox ko maam ji du ko doy dara du ko jëriñ dara xam nga lu si am mooy gars yi yëg nañ ma yëg rek moo am solo 1 million mooy fonds de dotation bu ñuy am pour fonctionnement te ñun moom la ñu war a fonctionner moom la ñu war a tenir réunion yooyu yëpp dañuy mujjee def ay sacrifice yu loolu 1 million bu weesoo loolu mooy journée culturelle yi ñuy xeex pour am budget te journée culturelle yi ak ñaari at wu nekk la boobu lay jaay ngay xeex ak ñoom te xeex yu tar pour ñu mën la jox 4 millions soo dee xam nga li may wax xeex yu tar ngay def pour ñu mën la jox 4 millions yi si des da ngay dem uti sponsor pour am ko mais 1 million aujourd'hui loolu la moo tax ma ne xeex bi mooy il faut que nit ñi xam culture ba pare ñu doog si mën a dugal seen aada gars yi pare guñu pour le moment pour dugal seen aada suñu xeex bu njëkk mooy wan leen ni lii soo leen fi jaamulee développement du am te muy dëgg. kon kay su ma déggee seen kàddu dafa mel ni yéen fàggas ndiku war na leen ngir ñaax askan wi ñu mun a xam lan mooy culture ngir wàll si ngir seen taxawaay bi taxaw ban stratégie ngeen di jël. waaw du askan wi rek sax xam nga loolu ngeen nga leen war a gën a kii. mooy ñun ñuy génne xaalis bi xam nga ñu askan bi ñu bëri acteurs yi xam nañu mais ñiy génne xaalis bi pour mën koo yéenee génne xaalis bi man xam dañu war a xam intérêt bi te ni ñu xamee intérêt bi mooy ñii acteurs culturels yi di def moo tax mooy plateau boobu bu ko defee ñu gis ni ñii acteur bi ñii ñu ngi fi ndekete ñii ñu ngi fi yëngatu ndekete ñu ngi def ay affaires yi famille ñu ngi yëngatu si lii ndekete kon lii kat am na njëriñ xaaral ma def sama xaalis moo tax may indi plateau boobu loolu la pour ñoom ba dama ne bu ma joxee ku nekk ñaar dërëm yi mu koy jox mu am luy mu yëngatu jéem a préparé wu bu ñëwee ñu partagé benn plateau bu ngande ñoom ñii ñëw ñu gis ni ah ndekete ñaar dërëm yi ñu defoon am na fi njëriñ am na fi njëriñ bien que ñaar dërëm yu néew la mënul si dara am na fi njëriñ ba suba bu may wax ñu xam lu tax may wax loolu moo waral cadre boobu mooy waral journée culturelle ma ne ko ne mu ñuy def ñaari at yu ne te xeex bu métti lañ ciy def pour dugal si ñaar xaalis xeex bu métti conseil finance xeex bu métti lañ ciy def am na ñoo xam ne comprendre nañu ko ni dugal ko foofu mooy gën ñu dugal ko si football ñuy xeex am ñu ko comprendre am nañu comprendre ni rek ñoo Sénégal moo eggul foofu si culture mais incha allah avec les acteurs culturels mën nañ dem ba foofu. journée culturelle yi nga junju daanaka am na ñoo xamante ne am na beneen gis-gis buñ ci am parce que dañoo amoon ak yaakaar ne ginnaaw communauté rurale la ñaari at yu nekk dafay laaj benn décentralisation ñu jëm foofu ndax loolu seen xel mu ngi ciy dem. waaw loolu moom mooy suñu mbëbët mais xam nga lu nekk dañ koy partagé
tey jii bi may taxawal loolu journée culturelle yi acteurs culturels yi ñoo nekkoon maître d'œuvre yi ñoo indi xalaat bi su may wax sax acteur culturel dama naan Paccax moom mooy indi xalaat bi moom moo xalaat ni fan la lieu bi ak lu waral lieu bi nekkul parce que Pape Bassène moo nekk Warang mais dafa teg ay arguments yu solide wan ni fii Warang la war a mën a nekk pour premier ñoom man parce que xam naa ne dama ko bëgg leen jàppale mais xam naa ne ñoom si gën a am xam-xam mënu ma def dara te woowu ma leen ñoom ñoo def lépp presque acteurs culturels yi ñoom ñoo def lépp presque tey xalaat nañu ne bii di ñëw comme zone bii la ñuy wax ñun zone sud la ñun la ñuy woowee zone sud bee di ñëw ñu yóbbu ko zone nord mooy waru Malicounda parce que njëlbeen bi sax dañu waxoon moom mooy conseil bi foofu la ñu ko war a démarrer mais ñoom seen argument wane nañu ni bu ñu bëggee mu réussir pour une première fois nañ ko def Warang parce que situation géographique moom moo waral ñu war ko def Warang mais beneen bi foncé ñu yóbbu ko boor bale comme boo xoolee Malicounda moom ñaari boor la boor bi nekk boor bi Mbour ak boor bi féete côté bële Mbour waaw. jërëjëf Pape waaye ndax yéen tamit seen xel dem na ci ñiy yëngu ci wàllu aada ak cosaan benn màkkaan boo xamante ne moom la mboole ñi nekk ci diwaan bi tumuranke te mu war leen ndax ëtt yi nga xamante ne festival bi fi am at mu nekk béréb bi ñu koy def béréb boobu amul kaaraange te itamit jëmmuwul ndaxte tamit dafa am ay naataango yu fi ñëw loolu dégg ngeen ñaxtu wi ndax bàyyi ngeen ci xel ak lu ngeen ci pexe. waaw mën naa leen ne amoon nañu maquette am sax pare woon nañ ko mais si jamono bi ñuy bokk ak Salif Doore amoon nañu benn kii maison de la culture bu rëy boo xam ni vraiment du woon pour war comité Malicounda rek mais acteur boo mën a jógee foo mën a jógee mën nga fa def say prestation amoon nañu maquette bi mu ngi sam sax kër waaw boobu nag yaakaaroon nañu ak li ñu amoon si xaalis mën nañ ko mais tey jii waxuma la mën nañu ko dem mais pour ñu def ko dina xaw a jafe xam naa budget bi xam naa maquette boobu mu toll suñ ko naroon def tey mën nañu ne at boobu ñuy def mbaa ñaari at yooyu ñuy def loolu rek la ñuy def. kon jamono yi wala xalaat boobu day génne yaakaar mën na cee bañ a nekk wala parce que bu ne mënu leen ko def rek yaakaar da ciy génn te ndaw yi fi mu toll nii taxaw nañ pour loolu nekk. waaw ma ne maquette boobu ñu bëgg a def doon def moom. waaw moom tolluwaay bi peut-être mën nañu xoolaat tolluwaay bi. et bépp lu ñu mën a def mën nañu ko def te partagé wu ñu ak ñu koy def ñu ko moom. tey jii bu ñu ñëwoon am suñu maquette sax ñëw ne dañ leen koy proposé tey bu ñu doon def est-ce que lii loolu si gis ñu ne modification lii ak lii parce que ñun ñoo koy dund ñoom ñoo xam li si war si biir dañ leen di proposé ñu def mais tey tolluwaay bi ak xaalis bi aussi tamit dañ siy partagé ne leen ah lii kat lii la ñun suñu budget kat lii la parce que warul am na bëgg xaalis bi ñu yoree du suñu xaalis askan wi la lii la ñu am lii bu ñu ko defee lii lay jar suñu ko defee lii lay am lii ay la am waaw lii dinañ ko mën am mais li si des lii duñ ko mën a am est-ce que prêt nañu pour sacrifier wu lii pour def lii ñu xool lu ñun ñooy décider quoi def naa ne bu ñu waxee budget participatif mooy askan bi yëpp bokk si bu ñuy tëral bi si seen xalaat nekk si budget bi ñu xam xaalis bi fan lañ ko war a jëmale ba muy ko jëmale ñun ñëpp ñoo ko xool foofu la ñu war a toll tey. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ba tey yéen a ngi nekk ci ñaninginfo.com xalaat bi jib di ëttub diisoo bi ñeel lii riir ci ñaniñ Pape Bassène moom mi ndaw li nekk ci communauté rurale de conseiller ñu dénk ko lépp loo xamante ni dem na ci wàllu aada ak cosaan ñu xuusandi ci mbir mi ba tey Pape Bassène ñaareel bi xalaat am na ay ëtt diisoo yoo xamante ne ci jamono yi ñu weesu amoon na tombé woon nag juróom-ñaari fan ci weeru février atum 2000 ak fukk ak ñett ngir càmbar naka lees def ba jëmmal yenn diiwaan yi mel ni communauté rurale yi ak dëkk yi ñu wër ngir yokk leen ni martaba ëttu diisoo yooyu am nañu ci génne ay xalaat ni seen jotaay am nañu nangu woon ngir ñaniñ dem commune am ñoo xamante ne nanguwuñu woon ndax loolu yow sa xel bokkoon na ci li ko daganal wala lu ko ñàkk a daganal. waaw dañuy xam ni communauté rurale moom noonu lay doxe te noonu la war a doxe su fekkoon dañuy ñëw rek bokk xalaat ñun ñëpp bokk si benn affaire kon man donc mën naa nekk conseil mais richesse bi mooy ñiy waxee nii ñiy waxee nee ñiy gisee nii ñiy gisee nale ñu mën a nag ku nekk mën a argumenté maanaam ku nekk génnee say xalaat wax lu tax nga wax loolu pour ñu mën a tolloo foo xam ne fu ñu fa tolloo rek tey jii dina baax mais bu ñëpp ne parce que Pape Bassène moo ko wax nañ ko topp mbaa ndax président moo ko wax nañ ko topp erreur lay doon kon jarul ñu doon am 46 conseils waaw moo dama ko wax ni divergence d'idée boobu c'est une richesse bu ko nit ñi gisee nii ay lii la mbaale la c'est une richesse pour la communauté rurale waaw man nag sama fàll bopp man principalement man sa personnellement si ñu waxoon ni d'accord naa ñariñ dem commune ci laa bokk li ko waral mooy lenn ñun dañ fay nekk pour lu askan wi bëgg ñu jàppale ko si aspiration population yi dañuy nekk bi ñu ko posé question boobu bi ñu ko posé li ma njëkk laaj mooy est-ce que xalaatu waa ñaniñ la est-ce que waa ñaniñ ñi ñoo ko bëgg est-ce que du waa AFP bu ñaniñ moo ko bëgg mbaa waa APR bu ñaniñ ñoo ko bëgg
est-ce que waa ñenn ñi ñoo ko bëgg bu ñu argumenté nii waa ñenn ñi ñoo ko bëgg def nañ ay pétition dox nañu lu nekk waa ñenn ñi ñoo ko bëgg mais ñu dañ fi nekk pour askan bi lu mu bëgg su fekkee mën nañ ko mais ay xayru mais ñeneen ñi nag gis nañu nii ah fu mu nekk nii aussi booloo mooy doole te jiwuñu aussi booloo mooy doole nañu ba ñeneen bu demee peut-être dina am lu muy yóbbu Saly am na lu muy yóbbu xam nga maa ngi wax ne am na ñu bëggoon def te Saly dem na ba tey jii bu ñu koy def ne peut-être ñu changé ni ñu koy defee tey ñeneen bu demee du ñu bëggoon def yaakaar day nekk noonu ba léegi ne amaat yeneen taxawaay yu ñuy taxaw yeneen taxawaay yu tax am peut-être ñooñu foofu la ñuy gisee ni mbooloo mooy doole mais dama ne lépp nag si askan wi la quoi si nga Saly fu mu toll ay nit ñoo ko def ñeneen fu muy toll ay nit ñoo ko def ñeneen bu demee yeneen dëkk yi fu ñuy toll ay nit ñoo koy def tant que amoo ay nit yoo xam ni tey taxaw nañu pour xar seen tànk tubéy pour lu jëmal seen réew kanam man nga am lépp loo bëgg su ñëwee dañ koy wasaare rek mu dem yoon. waaye yéen li ci ginnaaw dafa tontu kàddu googu ndaxte ñeneen yéen da ngeen waroon yàgg bëgg lu ko jàllal kanam askan wi yàgg nañu jàmbat lu mel ni ci éclairage public dafa tumuranke fii li nga yëngatu muy wàllu tàggat yaram stade bi ñu ko bombardé ba léegi xale yi amuñu fu ñu tàggatoo ñi nga xamante ñooy yëngu ci wàllu culture tamit amuñu leen loo xamante màkkaan bu ñu mën a jublu gis nga béréb bi ñu nekk ak ñi nga xamante ne ñoom xeex nañ ko ba mu am jëmm gi loolu it waroon nekk seen taxaw Pape lan mooy expliquer absence boobu. absence bi. absence su kuréel yooyu yëpp parce que. waaw bu may wax si wàllu éclairage public bi. éclairage public bi. dafa am problème fépp dañuy poser ay lampes mais du yàgg mu yàqu. waaw Abraham dama bàyyi ma fen am na benn at bu ma ñëwee si moom ne ko dañuy compter lampes yi mu ne yàgg ngeen di compter du am ma ne ko mosuma wax du am amul. man tey maa ñëw pour ñu compter. man mosuma wax lu amul. moom ñu seetaan su ma la waxee dañ koy samp parce que man lu may wax loolu damay xëy texte fu leer. mais bi ko sampee defoon na tàkkoon na. ah man de moom tàkkoon mais après day yàqu loolu laa wax nag ñu seet ko. technicien ñu xam lan la parce que damay am na ñuy wax ne si kii bi la bokk si lampe yi la si affaire installation bi lu ñu war a xoolaat la. mais est-ce que souvent Pape di nga ñëw Nianing guddi à partir de 21h. waaw dama ñëw bëri. mais carrément dafa lëndëm. parce que Nianing amul lampe ça fait plus de 40 ans. damay ñëw Nianing sama gars yi fii si waa. waaw dama lëndëm. waaw dafa lëndëm. bëri na dëkk yi lëndëm moo leen ko defee. waaw léegi day xam nga lu ñuy mel. mooy lampe bu ñu teg mu yàqu lampe bu ñu teg mu yàqu li mu bëgg man li ma xalaat mooy ñu defar loo xam ni suñ ko defaree mu xaw a yàgg parce que lampe tamit bu defee at maa ñaari at baax na de bu defee ñaari at baax na parce que mënul yàgg-yàggaay yooyu techniciens yi ñooy wax mënul yàgg yenn yàggaay yooyu quoi mbaa nga jëndee yàpp yoo xam ni peut-être bon yu nekk tugal yu demee noonu waaw mais lampe yi c'est vrai ñu ngi si xalaat bu baax a baax te ren dugal nañ ko si budget bi éclairage public bi mu ngi si budget bi mu ngi si budget bi waaw stade bi stade bi fi nga si toll mooy ñun ñoo ko taaleel waaw parce que jot ngeen ay koppar moom wala ay koppar siiw nañu. non su ma nee ñun. mooy ñun Nianing. merci ñun ñoo ko tànnee. parce que ba tey jii maa ngi leen naan ni am nañu xaalis boo xam ni. dañ ko war a def grille yu dëgër. si benn stade si ñaari stade. sama xalaat mooy Nianing ne serait-ce que moo njëkk a nekk stade fii beneen bi équipe bi mu am kenn amu ko fii. nit yi ñu fay ñëw du ñëw keneen dafa ñëw man du wax pour lu leer keneen. su ma sañoon Nianing lañ koy def. mais Nianing vous êtes dans un projet boo xam ne ay millions la waxoon nañ ma janvier chaque budget ma laaj leen parce que tey jii am na ren walaay naa leen ñu ne am na benn jeudi bu ñu réunion ak partenaire bi nañ ma wax résultat ba léegi waxuñu ma résultat mais dama ne leen du ñu dugal ab ay dizaine trentaine de millions fenn pour que ñaari fan partenaire bi yàq ko duñ ko def chose moom lu ñu leen bëgg duñ ko def il faut que ñu déterminer wu est-ce que dañ koy def ren ba dañ ko def partenaire bi mu si wax réunion boobu ne nañ ko xam nga yëg nga ko. am na benn réunion boo xam ne dañu war a réunion parce que moo war a defar église bi en même temps. loolu moom moo tax Nianing ñu xaw seet taxaw tuuti pour xool partenaire bi fan la jëm. su def la ñu def su def la ñu def mais la ñuy bañ nag def war mu ñëw dindi parce que moom lu mu bëgg a def moom vraiment loolu lañu bëgg moom lu mu bëgg a def c'est un budget de plus de 300 millions xam nga dañ ko. waaye yëg naa loolu moo tax affaire bi loolu rek la day def ñu xaar ko mu def deful mu wax ñu def li ñu mën. merci beaucoup xalaat boobu bokkoon na ci li gars yi bëggoon a dégg mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen sant loolu nekkoon suñu xaat bu njëkk ñu àndoon ak Pape Bassène moom mi yore wàllu aada ak cosaan ci communauté rurale bu Malicounda xaat bu njëkk bi nes tuut ñu dem régi seetaan pub dellusiwaat ci waxtaan bi. Mesdames et messieurs mbokk yi xew-xew la wala bokk di tubaab di duppee événement jàppal c'est lundi des Pâques 1er avril 2013 Alba Production vous propose l'une des voix pétillantes de la musique sénégalaise Kokoy Kane la star de sa génération Wally Ballago Seck au cœur de la petite côte Nianing Sénégal.
jàppal muy guddi ko am solo, une soirée multidimensionnelle mais aussi créative à la dimension de votre personnalité. Rendez-vous fixé fan lay doon au temple de l'ambiance mais miroir de la jeunesse Bougainville bu Nianing. Entrée 3000 francs, VIP 5000, partenaire officiel nianinginfo.com, le répertoire culturel et touristique de Nianing. Mesdames et messieurs, cette soirée-là, ne vous la faites surtout pas raconter. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi jërëjëf également mbokki régie ci xeeti publicité yooyu mbokk yi ñu ngi del soit seen ñaareelu xaaj ñu fàttali leen ci xaaj bu njëkk bi Pape Bassène moom ci wàllu boppam àddu woon na ngir biral li nga xamante ne moom mooy taxawaayam muy yëngu ci wàllu aada ak cosaan waaye tamit ba ñu baamtoo askan wi li nga xamante ne ñu ngi koy laam-laamee ci édition yi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ndax loolee dafa bokk ci li nga xamante ne dañuy weccee dëkk bi ñaari at yu nekk Pape tontu na ci wàllu tàggat yaram ak xale yi nga xamante dañuy yëngu ci wàllu aada ak cosaan li nga xamante ne mooy ëtt yi ñu waroo te tumuranke ko Pape itamit andi na ci ay leeral ñaari xaaj bi bokk ci li gën a fës muy li riir ci Nianing ndax Nianing dafay dem commune Pape Nianing village Nianing day dem commune ñu koy ñaan loolu noo ko njëkk a déggee bi nga ko déggee mu njëkk a def waaw bu ko déggee man dama ko rafetlu daal. waaw parce que avancement la. jógee fenn bëgg dem fenn avancement la. avancement la idée bi. idée noble la yokkute ku koy ñaan. donc ku koy ñaan mu yokku. te commune yokkute la. waaw maintenant si li ñuy war a mën a taxawaat mooy si est-ce que mën na ne ak su mën a nekk nan lañ koy defee foofu la débat bi war a mën a am est-ce que mën na ne ak su waree ne nan lañ koy defee mais dama bëgg a développer nga ne non maa dama bëgg a dem nga ne non inspiration banque mais nekk commune rek taxul développer moo tax bu ñu xoolee ni ñu koy defee ba mu développement mën a am lu du dem. mën nañu regretter sax ñu nekkee lu tax ñu nekk commune. yow am nga xalaat ne mën na nekk. waaw bien sûr man je pense que. man bu doon man maay kii wax naa ko fële réunion te ku ma toll foofu bu doon moom maay dogal bu doon maay def décret bi. Nianing du mu koy def commune du mu ko def Nianing moom doom Jean-Baptiste Nianing Warang Pointe Sarène Mbaling Mbouleem Rof ñoom ñëpp laay boole. est-ce que. man tey bu ma doon def tey laa wax de. waaw loolu laay def. est-ce que xalaatoo ne ku def leneen lu dul loolu askan wi bañ ci loolu. soo defee leneen lu dul loolu. waaw askan wi est-ce que yaakaar naa duñ ci ànd parce que askan wi. Nianing dong du ko intéressé mais Nianing ak li nga lim noonu moo koy intéressé yéen seen xel demul ci loolu. waaw xam nga loo gis rek xam nga lu tax affaire bi am solo. mooy partage communication bi ñuy def. mais am na loo xam ne tey jii ba ma koy jox muy sama intérêt boo ma ko waxulee ba ma ko leerulee mën naa ko daw. waaw loolu moo manqué. tey jii man di ko ñuy wax déedéet. ma yaakaar ne am na loo xam ni xamuñu ko. parce que dañu leen ko présenté nii. am na ñoo xam ne am na ñu koy refusé lan li ñuy wax par exemple war a ni ma jot déglu. dañuy ne si commencement effectivement war a projet bi muy njëkk a jóg ñëwoon nañ fa ba chef de village signé. mais bi ñu koy relancé. war a bokkuloo yëgaluñu ko. ok yëpp jàkk yi boobu participer ci affaire bi. en amont et en aval. moom moo tax nit ñi xaw a réticence ci projet bi. merci ne nañ ko wax loolu nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo koy jiitu. est-ce que gars yi waxtaan ñu ba pare laaj seen ba pare xam nga ñu xamul. xamuñu mais man xam naa ni mënoo la dara. parce que affaire politique la. mais man xam naa ko kon mën naa traquer mais ñi xamul lan moo ko la lu tax ñu wuñu si ñun ba pare bëgg ñoo boole. xam nga day xaw a doy waar. man woo nañ ma fi benn réunion boo xam ni jeune dafa étudiant yi la woon. ñu doon wax si affaire boobu waaye ñeneen ñoo toogoon di ko wax mais war mosuñu toog wax war tey jii ku la wax ni war nga wax lii day wax lu ko neex. sama xalaatu bopp laay wax rek keneen wax xalaatu boppam parce que war si boppam mosul toog ne dañuy wax si lii te ñun lii moo suñu xalaat si commune Nianing mbaa suñu commune boobu amul mosuñu ko wax. est-ce que yaakaaroo pencum diisoo war a sumb ci jamono yi lu seq Nianing ak Warang ak Mbaling ngir loolu ñu leeralaat ko laata ñu ciy jublu. moo gën parce que suñu ko defee il faut ñu waxtaanee ko. yéen la de lan ngeen di def ba lan nga yaakaar ne. mais am nga problème mooy lan. ñi ko si xalaat yi ñu mu jógee. les initiateurs waaw initiateur damay bañ wax français peut-être mu si xalaat yi ñu mu jógee. ñooy dox tànk comme ni ko doxoon bu njëlbeen ba. dox tànk yéen kat war a ñun lii moo si ñu mbëbët ñu leen si xalaat bëggoon nañ ngeen waxtaan si wax ñu xalaat yi. ñeneen ñi tamit noonu Pointe Sarène noonu. ñu def ay kuréel bu ñu paree ay fora organiser ay fora créé benn ngeen dem am forum boo xam ne nit ñu waxtaan te njëriñ rek lay doon xam nga ku ko bañ rek man pour man xamoo lu mu ëmb mais boo xamee lu mu ëmb mënoo ko bañ. mënoo ko bañ parce que décentralisation mu tuddee noonu war naa keroog samay tey nga commune ak communauté rurale day continuer di am di bëri di dem tey jii ñu ngi wax région de Mbour nga Mbour bu nekkee région te lu war a nee la ñu waa Mbour yëpp nga koy défendre si ñu koy défendre laa bokk am nañu léppam am nañu ressources humaines yi am nañu potentiel bi
donc war nañu mën a dem mais dem bi taxul nga dem génn Sénégal dañuy nekk solidarité ba léegi ak communauté rurale Malicounda dañuy am toujours lien waaw. bon am benn décret boo xamante ne ci biir loolu la feeñee ndax le président de la République en personne moo décrété ne mboolem communauté rurale yi nekk ci dëkk bi il faut ñu tas leen def leen ay communes. On a déjà signalé que Nianing dina dem commune. Est-ce que donc Nianing mooy dem commune wala Malicounda mooy des commune kan mooy fekki morom ma boobaa. non bu nekk mën na nekk commune. bu nekk mën na nekk commune. waaw man bu doon man ku nekk mën na nekk commune parce que li ñu tax ñuy teg commune ñuy teg loolu moom moo waral loolu. xam nga lu tax ñuy teg loolu. dañ ne ñuy doxal. dañoo war a jox askan bi mu doxal goxam. askan bi au lieu de ab kay nekk fële mag yi di doxal di xalaat Nianing di ko defal Nianing waa Nianing ñoom ñu gën a xam seen problème ñoo koy dund ñoom ñu doxal waa Nianing ñu doxal. mais ñiy doxal ñu yore langue yi. ne ñiy doxalal jege leen. Pape fi mu toll nii bul génne sa bopp ci Nianing parce que ci ñi yore Nianing nga bokk. waaw si Nianing laa bokk. waaw parce que Nianing laa bokk si fànn yu bëri. waaw. si Nianing laa bokk si fànn yu bëri bëri. waaw loolu moom def naa du lu ñuy laam laale. dëgg la dëgg waaw si comité daal ma ne ko sax laa bokk si fànn yu bëri gars yi xam nañu man may posé ay at. du nga ko posé pour war a rek. merci beaucoup man affaire day ñëw. ma gis ne fële la war a dem man ne na dem foofu. merci beaucoup ñëw stade ma ne warul dem Warang parce que Warang amul kii bi nañ ko yóbbu feneen. ñu ne lycée Mbale nag ma ne leen non non amuñu potentiel dañ ko yóbbu feneen mais boo waree ñëw Warang aussi tamit damay ne Warang la war a ñëw. xam nga kon conseil yi du conseil yu Malicounda conseil dañ naan conseil de la communauté de Malicounda. dañuy wax boobu Nianing habitant à Nianing. ok habitant à Nianing. jërëjëf ñu dem si beneen tomb ba tey ci wàllu kii répartition yooyu ndaxte tamit am na ab siiwal boo xamante ne jib na ñu ngi dem ci wàllu càkkuteef nan la ñuy càmbar wàllu élection yi nga xamante ne moom la ñuy dëb élection locale yi révision bi daanaka le premier bi la waroon a tàmbali incha allah ñaari fan ci weeru avril bii lay tàmbali ñu war a dem ak moom ba fukki fan ci weeru juin lépp nag di yem bi ngir taxawaayu fukki fan ak juróom-benn ci weeru février wala mars 2014 donc ndax loolu askan wi ngeen di dagaani ëllëg seen i baat ndax ñu ngi am tegtal yu leer ngir ñu sóobu ca loola. ci liggéey boobu yéen. xam nga ñun man Pape Bassène politicien bu mu koy def. ak yow boo koy def. yow sa liggéey. moo gën a am yoon moo gën a yoonu maanaam. si boo koy def yéen ñi yore kuréel yi waasaare. yéen boo si taxawee comme ni si taxawee nii tey di ko wax. moo ëpp solo. xam nga lu tax. parce que man Pape Bassène mën naa ne man Fodé mooy sama militant. amul carte d'identité moom daa utal ji carte d'identité pour mu mën a votel ma. keneen ko du ko yëgal. parce que yaakaar naa ni su jëlee itam man sa wet bi si man lay dal. mais yow mi nga xam ne ne waxtaan si la ma yaakaar bien sûr. mais waxtaan politiquement parlant. mais am nga ku nekk man na wax ni man bu may voté di nga voté. am na koy voté quoi. secret la donc yow moomu peut-être di nga mën a wax yemale ñëpp. mais yow kat sensibilisation bi si wax amoo lii même bu dul élection carte d'identité citoyen bu nekk da ko war a am. te carte d'identité amatul ay âge. 6 ans 7 ans loo mën a am mën nga am carte d'identité. donc dëkk loo war a xam ne nit ñi dañ ko war a yore. ba pare te tey tamit balaa nga naan naam ne fa. nekk fii nii c'est pas normal mais da nga yore gàncax kii da nga yore jumtukaay boo xam ne mën nga agir. en conséquence te effectivement foofu lañ jëm laaj nañ ñëpp ñu ko war a def boo mën a ñu war a am wate rek mais ku war a am carte d'identité da nga ko war a mën a am. loolu mooy demal Sénégal kanam. incha allah Pape Bassène jërëjëf xalaat bi leer na waaye Pape Bassène dañuy dem nag ci li nga xamante ne mooy simili yu mujj yi Pape ban taxawaay nga fas yéene taxaw ginnaaw ndomba tànk bi ñu la dénk ci communauté rurale bi ñu bëgg a dem commune ban taxawaay nga nam taxaw ci commune bi nga xamante ne moom la ñuy dëkkmal. taxawaay bi may taxaw bu may taxaw mooy commune bi su ma mënoon waxtaan ak ñi may waxtaanal. bu mu bay nekk Nianing dong bi day dem Nianing dong mu nekk ñëpp zone bi yëpp zone sud comme nu nekkee zone football bi mu nekk zone bi yëpp li ko waral ñun ñi xam nañ ko comme soo décentralisation moo tëddee noonu waaw donc man soo taxawaay boobu laay taxaw mais après boobu loolu ba am na beneen taxawaay bu ñu war a taxaw mooy bu ñu ko yoree ba pare ni ñuy doxalee kooku xam nga leneen la am na lu ñuy doxalee nen rek ñu rëcc fu ñu jógee woon. mais yow yaa ngi xalaat yooyu quand même ak marque boobu pour mën a taxaw. défendre loolu. waaw xam nga dafa jotagul parce que xam nga politique dafa yomb daal dafa yomb booy xool tey jii man mii tey jii bu ma yoroon tey jii ndombal tànk bu may joxe. ñu ne ma culture koo koy jox. Nianing xam naa ñan laa ko jox bu yàgg.
duma xaar ba tey ñu ne nekk ma ne ma damaa bëgg a nekk maire pour doxal Nianing mbaa dama doxal comité rural mbaa doxal mairie bi ñii doon doxal avant ñi maire di ñëw xam nañ leen doo ñëw ba tey ji rek nga ne man damaa bëgg a nekk maire te mosoo dox dara lu dëkk bi wax mosoo bokk si setal mënoo ko bokk si projet yi mënoo bokk mosoo bokk dara si dëkk bi wax tey nga ne damaa bëgg a nekk maire pour doxal jox leen ma doxal mais bu nga yorul woon man nga leen man na nga am doon doxal mën ñu naxante suñu biir boobu bii moo gën a yomb yeneen élection yi élection boo xam ne ki may bu may élire da ko xam dafa yomb dafa yomb parce que dama dëkk ak moom xam nga kay mën nañu wax ne ay tanoor lii dañ la koy wax rek mais yow bi dëkk ak moom xam nga ni tey jii culture fan laa ko yóbbu buñ ne sport xam nga kañ ko koy dox buñ ne domanial xam nga kañ ko koy dox buñ ne santé xam nga kañ ko koy dox dafa yomb tey jii rek nga ñëw rek ne ah dañu ne commune balaa ma jóge fële rek ne alors dama ba ma jógee Dakar nekkoon Dakar ñu sama cravate ne ma je veux être le maire de Nianing moo ne Nianing mooy gox bi yëpp man pour mën a laa wax comité maire yi boobu ni ñu ko tuddee maire de Nianing ou bien maire de mais koo ñëw doxal war nañ xam kan la parce que ressources yi xam nga dañuy wax ressource am nañu ressource c'est vrai mais ressource bu njëkk xam nga fan la askan la ressource humaine c'est la première des ressources su ñu ces ressources là loo mën a am day naxas Papa Sène yow est-ce que pare nga pour bokk ci kàngam yi jël chaise u mairie bi yow personnellement est-ce que sa xel dem na ci loolu non non sama xel demagul si ay jël chaise mairie mbaa bañ a jël chaise sama xel si lu mu dem fu ma nekk rek naa fa jëriñ askan bi ak fu ma mën a nekk rek tey jii maa ngi culture comité rural de Malicounda sooy xool si commission yu ma nekk amul kenn benn conseil bu fa nekk. j'embrasse 3 commission culture boo xam ne maa ko ŋànk commission sport boo xam ne membre laa ci ak commission finance. bëriwul ay conseils la mën a xam ne mën naa nekk si conseil bi ne yooyu kooku volonté la amour la confiance la aussi. merci ñu am donc man fu may doxalee rek na dox laa bu ñu waxee Pape Bassène moo war a jàpp saret bi pour mu dox na téye saret bi mu dox. Pape Bassène ci suñu waxtaan am na ay tànneef yoo xamante ne askan wi doon nañ ko laam-laamee indi nga ci ay leeral xëy na ginnaaw ceetaan mi ñu ngi bàyyi xel ci ñun dinañ ci am fu ñu jël note ndaxte ëtt diisoo yi tamit niñ ko béggandee yow kese dinañ dem ba toog yaatal ko ñu mën a nekk ak suñu yeneen naataango gën a yaatal géew bi waaye durant li ñu toog di waxtaan yëpp Pape ban xalaat nga bëggoon a waxtaane te sama laaj soogul ba yegg ca. waaw xam nga am nga loo ma fi wax askan wi dafa am loo xam ni ñun ñuy doxal dañu ko amal mooy ay réalisation seen mbëbët li ñu bëgg ñu def ko mais li ñu bëgg ñu def ko dafa am fu ñu koy jële jógul sama poche jógul sa poche yow jógul sa poche foo fan lañ koy jële si askan wi lañ koy jële comment xam nga am na bu njëkk si ressources yi ressource su koom-koom bi mooy la taxe rurale merci mais ñiy wax ñëpp laaj leen ndax fay nañ taxe rurale defal ni ma lii lamp yi tàkkul lii deful nii mais est-ce que yow fay nga taxe rurale def nga lu tax lamp yi tàkk te xaalis duñ ko dox su de dañu ko commandé suñu xel ñun lay jógee mais taxe rurale tey jii bu ma la waxee situation bi xam nga finance xam nga laa wax laa nekk xam naa si daal da nga naan déedéet ñan ñoo war a jëli koom yooyu yéen yéen a war a jëli ci koom chef de village yi ñu ngi koy sensibiliser chef de village yi ne conseil yi conseil non non taxe rurale yi xam ne dafa village yi xam ne ñu conseil mënu ko laaj te chef de village jox ko ndigal man na la jox ndigal nag mais du sax finance yow constitution da ko jox parce que trésor moo ko war a recouvrer moo ko war a jël trésor public moo ko war a jël te ndawalul trésor fii chef de village bi merci beaucoup waaw taxe rurale boobu tey dafa mais si budget boo xam ne 5 millions la 5 millions boo xam ne dañ ko def ba mu gën a tuuti 5 millions tey ay 200 000 la ñu recouvrer te c'est important nga gars yi lu ñuy xool balaa ñoo def l'état boo demandé benn affaire dañuy xool yow sa taux de recouvrement taxe rurale lu mu jar lan la duñ ko def yaa am na yeneen taxe bu diggee yi patente yi dañuy daw gars yi le foncier bâti laa jël am na ñu ko jot fii def na léegi yéen ban pexe ngeen war a mun a jël aussi rapidement pour xel nit ñi dem ci loolu ñu dakkal ko di mën a fay laata ñu yegg ci jóge yooyu parce que bu ñu fa yeggee faw ñuy fay forcément te yéen a leen fa war a yóbbu parce que yéen comme yooyu yéen lañ koy laaj nan ngeen war a def ba ñoom ñu nekk mu nekk seen xel sensibilisation communication wax ak nit ñi wax leen njëriñ bi parce que après xam na gis wala après def ay réalisation ñuy gis surtout su ma nee yow sa ñaar fukki yi bu nga ko jëlee damay defal lii ñaar fukki yi yooyu day defal lii te defoon naa am na benn politique boo xam ni tey bu ñu defee recouvrement taxe rurale ñeneen nekk à 100% war a nekk à 50% su may réaliser tey ñeneen laay jëkk a dóor wala leen yéen félicitations 100% bi ngeen def moo tax ngeen am lii su ma day tax mu nekk joŋante. merci beaucoup Pape Bassène lan moo la motiver jusqu'à ce que nga ñëw uy si suñu oote te nga mënoon a gàntal. non voilà la sama nature la
man sama nature la si loo yaakaar ni tey jii fu mu fa demee mën na am na njëriñ askan bi ma dem fa. tey dafa ma nekk ni ñu ngi may xaar dama war a dem Tivaouane. waaw dama war a dem Tivaouane Waran FC moom moo fay football Waran FC du équipe bu Waran rek bu gën a tamit ñëpp xamee ko noonu quoi. comme ni ñu fa amee ay ndaw lu ñeneen ñu fay entraîné ñeneen ñu fay entraîné ñun ñoo bokk lépp ñoo war a bokk lépp si lépp nag ñoo ko war a bokk. tey dama bëgg aussi ñëpp dugal si seen loxo peut-être tey daf ñu xaw a bett parce que dañu yaakaaroon doon la ñuy démarrer ñu ne te comme tey lañuy demee nañu si sóobu communication bi si war aussi tamit xam nga nit ki ba nga jàpp tamit nga xam si looy jàpp def nañu gis chef de village bi gis nañu ay kii mais des na vraiment des na communication ñaninginfo.com taxawaay bi mu taxaw mu bokk ci li nga xamante ne mooy outil bi leen di gunge ëllëg yan pas-pas ngeen ci nar ci ñaninginfo.com waaw il faut que ñu jàppale leen say il faut que ñu jàppale leen parce que li ñuy def ñun war nañ ko utiliser comme outil parce que ñun dañoo laaj ñu communiquer sensibiliser à travers rajo à travers yu demee nii ñun dañ ko war a utiliser comme outil te yii da ngeen ñoo war a nekkal ñu soxla ay affaire jàllale ko ñoo ngeen jàllale ñu ko kon war nañ leen mën a jàppale mais suñu leen jàppalee man dama yaakaar ni dañuy toog waxtaan ak yéen ba pare parce que man lu may def rek damay waxtaan ak yéen ñu xam fan la ñu war a mën a jàpp ñoo leen tamit bañ a bërte wax leen lu ñu mën waaw ñu xamee ko noonu jërëjëf Pape lan moo la gën a neex ci société bi ak lan mu nga xamante ne daal boo sañoon duy mën a ne ci melokaanu nit société Sénégal waaw ci melokaanu nit si melokaanu nit yi Sénégalais spontanéité solidarité bi moom neex na ma trop neex na ma trop les gens sont très solidaires mais li ma xaw a kii mooy le civisme dafa des waaw le civisme dafa des daal nga gis gars yi di sonni certifié soo di mbalit alalu buur la dafa des citoyenneté ak civisme dafa des mais dimbali sa morom ak diine bi am na solo loolu Pape en tant que Joola de bon temps ban plat nga gën a préféré ci wàllu xéewal ban waaw man de sama plat préféré suppu kànja la suppu kànja waaw suppu kànja am na diwtiir xam nga moom il n'a pas triché nag jëlul ñu fi jàmbur affaire Joola la jël suppu kànja nee na am na diwtiir merci beaucoup mbokki téléspectateurs yi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaanal ci yéen débat bi mu ngi nii ñu nekkoon fekk Pape Bassène lan ngay dégtal sa mot de la fin pour téléspectateurs yi waaw di nuyu ñëpp rek sama morom conseil yi fi nekk aussi ma leen di nuyu leen wax ni bon liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ si gën a sóobu gën a communiquer surtout waaw communiquer waxtaan nga waxtaan fu mu amul rek réeroo may am mais bu ñu waxtaanee ñun ñëpp mën nañu bokk lépp waaw loolu moom moo si am solo di wax ne aussi dañu tamit ñu jar a jàppale ngeen waaw te nit ñi lu mu nekk rek surtout su mën a jàppale mu avancé ñu jàppale ko si daal waaw jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan loolu ci yéen yàlla mi nga xamante ne moom mooy borom jàmm te képp ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla buur bi boole jàmmal waaye di baamtu nag li nga xamante ne fas yéene nañ koo taxawal altine ji parce que doomu dëkk bi Alba Production ñoom ñoo fi oote nag benn woykat bu mag di Wally Ballago Seck ñuy ñaan suñu naataango yëpp ñëw le lundi di Pâques fekk ñu Bougainvilliers vraiment ñu bokk sigir ñaning ndax loolee tamit ay koom la yoo xamante ne doomi ñaning yi ñoom ñoo ko yittewoo ñu leen di nemmeeku bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen a tëdd nekk ci l'hôpital yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ngeen dellu seen wér-gi-yaram waaye ñi nga xamante ne seytaane moo lëndëmal seen xel ba ñu dugglu seen yoon nekkul buur teg ci ñoom loxo caat bi fetti leen ginnaaw ñooñu tamit yàlla na yàlla matal seen àpp ñu gën a am tout près ci jégg bañ a dellu ca la leen fa yóbbu woon way dawlu yàlla oyofal suuf seen kaw jéggal leen seen jum te xaare leen àjjana ñun ñu fi desandi nag mbokk yi ginnaaw jàmm bi matul yàlla nañu yàlla doolee xiir ci boppam dàqal ñu seytaane musiba ak balaa làq ñu fa yàq yeggul xéewal yi ñuy xëy di ko sàkku du càggante ne bëgg àdduna waaye ko xam nekk xam na ne jékkal dundin geeg njaboot gi la leer na borom kër yi bu fekkee ne moo ñu jik yàlla na ko yàlla dogal may ñu ak dal ñu jëriñoo ko suñu teg bakkan mu nekkoon lii riir ñaniñ ci ñaninginfo.com Tahir Ousmane Gaye Pape Bassène ak équipe technique bi ñu jox leen dox daje beneen yoon ci yeneen i xalaat wasalaamu aleykum wa rahmatullah merci. Dembo Njaay nañu doon man benn ak benn ñu doon benn kàddoo kàddu yi doon benn gis-gis yi doon benn nañu jàppoo juboo doon benn bennoo booloo doon benn nañu tàppe xol yi doon benn bu ñu doon